Ngoyane TV, la voix du sabar. gox bi nag suñ ko waxee mooy département bi mooy région bi mooy Sénégal ndax am na moyen tëdd fa mu nekk uuf njabootam kon nag ñu ngi koy ñaanal Cheikh Sadibou ñu ngi lay ñaanal yow ndax ñaanal la mooy ñaanal suñu bopp lépp looy yóotu loo xam ne pour dimbale gox bi yal na yàlla jàppandal la ko bëgg na ñépp ñaanal ndax ñaanal ko mooy ñaanal réew mi kon na ba noon naa ubbee kàddu gi loolu rek dalal gan ñi bu ko defee ma daal di ko jox kàddu gi wala mu wax ma joxal diw kàddu gi kon Cheikh Sadibou bismillah. di tàmbalee ci ku baax ci jàng xatmu bi mooy Baye Babacar Niass waaw nii lañ ko sàkkoo woon xam naa yombut nag ndax dañoo dagg ay yitteem ñaan ko ngir liggéey bi nga xam ne bokk nañ ko ak moom mu ñëw teew fii ubbil ñu tàmbali gi wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm ñi mu àndal muy El Hadj Thiam moom nga xam ne moom tam candidat la ñoom ñaar ñëpp candidat lañ ci liste nationale coalition buntu bi kon ñu présenté leen ko mooy Baye Babacar Niass di sët ci Baye Niass ak El Hadj Thiam mii nga xam ne moom tamit baayam muqaddam bu mag la woon ci kër Baye Niass waaye nag lu yëngu lu ne loo gis rek li ko yëngal ko ëpp doole ki waral ñun ñu bokk ak ñii jataay tey muy nit ku baax tamit damay wax ne bu fekkoon ne sax ñun yàlla dogal na jàlluñu ci dara léegi xam gi nga xam ne xam naa ko ci moom rek bu yàlla dogalee mu jàll dem assemblée nationale xam naa ne yokkute la ci Sénégal ndax suñ borom bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam taggu ko ci juddu donte mun na woon na ko taggee ci juddu taggu ko ci xam-xam waaye ci jikko la ko taggee te docteur El Hadj Ibrahima Mbow mii toog xam nañ ci moom tuuti léegi biñ commencé ànd ak moom yàggut waaye am na xam-xam waaye oyof na te loolu lu jafe la am na xam-xam waaye oyof na fi mu toll nii mi ngi jiite coalition boo xam ne ñaari parti politique ñoo ci nekk ak 36 mouvement ñun suñu mouvement bi sàmm sa moomeel ci la bokk kon xam ngeen ne amul jot waaye dagg na yitteem yëpp jógee Sokone moom mii ay semaine a ngi nii mi ngi Sokone moom nekkul ci leader yi nga xam ne day tëdd Ndakaaru ci climatiseur yi rek di naan glace te mënoon na ko ndax professeur université la maanaam fi ñuy nattee kàngam ci réew mi ak àdduna bi mooy docteur d'état buñ ne jàng xam nga amul fu mu yem waaye ñun liñ xam ci jàng diplôme bi fi mu yem mooy docteur d'état te yàlla loolu la ko defal muy jàngale université di wër ci àdduna bi di joxe xam-xamam ci développement yéena réewam jàmm tax mu dugg ci poussière bi ak tàngoor wi lépp dajale ay nit ñu baax nag parce que coalition buntu bi ñaari parti politique kese ñoo ci nekk moom bosam muy union citoyenne buntu bi ak bu Bruno D'erneville mooy parti pour l'action de la citoyenneté 36 mouvement la ay doomu aadama la yoo xam ne comme ñun ni ngeen ñu xamee fii sàmm sa moomeel askan wi kese leen ñor ñu nekkoon di yëngatu ci développement ci social kese ba seen gox ràññee leen ci loolu tàllal leen loxo ne leen seen coono gi da ngeen ko war a yokk coono weesuwut nekk ci social ba ci pare ba ci kanam ñu ne la da nga war a tàbbi ci politique bi nag ànd ak ñun continuer loolu moom yokk coono la tax politique ku ne xam ne coono la te ñim jiite 36 mouvement bëgg na ci ay xale yoo xam ne mosuñ xam sax naka la ñuy politiquer te li leen tax a jóg tamit faw mu leer fii mooy jox majorité assemblée nationale opposition bi moom mii mu jiite ko docteur El Hadj Ibrahima Mbow kon ci loolu lañ nekkuñ ci leneen ci opposition lañ nekk ndax président Macky Sall ñaari mandat la ko yoon may te pare na ñaari mandaawam kon su ko defee nag dañ bëgg Sénégal am transition bu sedd
maanaam jógee ci ay loxo dem ci loxo ñoo xam ne duñu andi benn fitna ci réew mi ndax réew mi dafa nar a am pétrole te bëgg nañ pétrole buy daanu ci réew mi mu am ay loxo yu am jàmm yoo xam ne duñ fi nekk di xëccante di xëcc parti sàngam ak responsable sàngam waaye Sénégal kese moo leen ñor ñun bu ñu àndee ak El Hadj Ibrahima Mbow mii loolu moo tax mouvement sàmm sa moomeel ànd ak moom ci liggéey bii ngir ñu jox leen majorité au niveau de l'Assemblée nationale. kon moom kenn cundung bu fekkoon ne moom lañu am député ci Assemblée nationale jar na ñuy liggéey ndaxte Saalum Saalum la xam na mbay xam na coono Saalum Saalum yi li ma wax fii sànq avant muy ñëw te bu ko neexoon mu ne du ko xam papaam moo njëkk a nekk maire Sokone kon ci yaroo Kaolack ci waa kër Ibrahima Niass kon kooku kenn gënu koo xam Saalum te ñun Saalum Saalum nag war nañ xam ñi xam ne moom la ñuy yebal ci péncum ndaw réew ma loolu moo tax ñu ñëw fii tey ànd ak moom léegi nag lépp lu ñuy tàmbali comme niñ koy defee depuis 6 ans ñu nekk ci lii bu ñuy tàmbali dañu koy tàmbali ak jàng alxuraan mooy waxu yàlla ñaan ci yàlla saafaraal tawatu askan wi yëpp indi jàmm ci réew mi dëkk bii nag dëkk El Hadj Ibrahima Niass sa maam dëkk bii El Hadj Ibrahima Niass moo rëdd seen jumaa ji dëkk bii dëkk yi ko wër yëpp ñi nga xam ne ñoo ngi fa di yëngatu ci diine El Hadj Ibrahima Niass mooy seen sëriñ kon buñ gisee deretam wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañ loolu rek doy na ndam lañ am tey ndax bu fekkee ne dañuy tàmbali liggéey bi nga xam ne dañ ko daan tàmbali ci alxuraan tey ñu koy tàmbali ñu ne kan moo ñu jàngal xatmu bi surtout Baye Niass wax dëgg yàlla ñun am nañ ndam ba noppi lii ñu tàmbali nag ci bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi ñaan yàlla may ñu continuer ko ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla yombal lépp te teg Sénégal ci loxo yi gën te xasante beeg ŋàññante beeg waxante lu ñaaw xam ngeen ne ñii bokk ci jataay bii ñoom xamuñu loolu mënuñ ko gis ngeen El Hadj Ibrahima boobu bi mu ñëwee boo ko xoolee di nga xam ne kii nit ku sell la ku baax la xamul xuloo xamul xeex képp ku koy wax lu ñaaw tamit man li ma xam ci moom mooy jéggal na la kenn du ko dégg muy tontonte kon nag loolu moo ñu bàyyi ci langue politique gi dama doon wax ne lépp lu may def te bañ ko politique la politique laay def waaye moom laa gën a bañ ci li may def ndax dama gis ni mu mel léegi te ñii man mënuma ànd ak nit ku bon mënuma ànd ak nit koo xamante ne amul respect ci doomu aadama mënuma ànd ak koo xamante ne jiitalul Sénégal ci intérêt personnel am te ñii loolu laa gis ci ñoom moo tax coalition bi nag coalition la ñun ñoo ngi ànd ak docteur ñoo xamante ne ñu ngi bokk ci parti yëpp parce que mouvement lañ yor muy mouvement sàmm sa moomeel waaye man mi ko jiite man ci opposition bi laa bokk ndax dama bëgg bokk ci ñi nga xam ne dañ bëgg cohabitation am Sénégal ndax ñu gunge président Macky Sall 18 mois yu ko fi dese wax dëgg yàlla mu dem ci jàmm Sénégal am jàmm parce que réew bu pétrole di feeñ war nañ fexe ba fitna bañ fi am war nañ fexe ba transition bi nekk transition bu calme bu teey bu dal donc loolu rek moo ñu dese ci langue politique yi ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tey dafa xëy taw waaye yàlla xam na ne bu tawutoon fii duñ ko mën a defee fii manifestation bi ñu bëri sax biñ ñu oowee nañu waa ñi ngi seet lu ñu indi dañ leen wax ne fexe leen ba bu leen ñëw ndax xam nañ ne bu ngeen ñëwee seen coono kese lay doon parce que ñoo ngi toog dese ci jiw loo xam ne mënaguñ ko suul ndax yàlla ji tawutoon ñoo ngi toog bëgg a lijjanti engrais ñii ñi ngi ci luuma bi bëgg a lijjanti ak fan te ku ne xam na ne coono bëgg na ci réew mii kon ñooñu tey ñu ci bëri man maa leen jox ngànt am na ñoo xam ne sax dañ forcé ñëw ne mënuñoo koo ñàkk a teewee Chérif Touré mel ci la bokk kon li ñu fi doon dajalee ci mbooloo ñëpp dinañ dégg seen teewaay te xam nañ ne tamit département bi bunt bi investir na fi 5 personnes wala 6 man maa ci jiitu fii ci département Nioro Awa Coy mii topp ci waaye ñi ngi investir Kër Madiabel El Hadji Abdoulaye Thiam investir Taïba Niassène Baye Babacar Niass ñoom ñëpp a ngi nii teew ñun rek a ko def ci département bi ñeent nit nga investir leen ñaar ci liste nationale
ñaar si liste départemental El Hadj Ibrahima Mbow jaaraama yow kese yaa ko def ci département Nioro kon amaluñ la lu dul gërëm la sant la te xam nañ ne oyof na am nga xam-xam te Sénégal bëgg nañ mu tàbbi ci loxo ñoo xam ne dañu am xam-xam ba pare yëguñu seen bopp te ku ko gis xam ne am na xam-xam waaye yëgut boppam mu ngi jàppale Sénégal ci lu mën te mënoon na ko ñàkkaa def kon gërëm na ñëpp sant na ñëpp lii mënuñ ko ci woon ñàkkaa yëkkati mais dëgg-dëgg bu ñu amee gan gu toll nii wala gan yu toll nii jar na ñu yëkkati kàddu sàggal leen loolu kese la kon ñoo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla suñu borom campagne bi ñuy tàmbali ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te yàlla may ñu ci ndam ndaxte xam nañ suñ ndam mooy ndamu Sénégal asalaamaaleykum rahmatullah taala wa barakatu. ñu ngi am mbégte ak kontaan di sant yàlla ndax jotaay bii jotaay diine la jotaay xam-xam jotaay la boo xam ne lañ ci jëlee ñi ci bëri ci ñun xamee nañ ci loo xamante ni xamuñ ko woon déggee nañ fi loo xamante ni dégguñ ko woon te loolu doy na sant yàlla te jàng ci lislaam borom xam-xam yi dañoo wax ne jàng mu jiitu jaamu yàlla moom la may gën doon di wax ci borom xam-xam ne ta'allumul lughati shar'an fadlihi ala taxalli li ibadatin alayhi yuxadu min qawlihi wa allama aadama al-asmaa bi ta'alluma mu ne jàng sa langue wala jàng sa culture moom nga war a jiital ci jàng sa diine wala jàng moom nga war a jiital ci jaamu yàlla mu ne loolu ñu ngi koy jëlee ci leçon bi yàlla waxoon Aadama maam Aadama ci alquran laat mu koy présenté di ko jox li nga xam ne moom mooy mission diine dafa wax malaaka yi ne leen kii da ngeen ko war a sujjutal ngir lan ngir xam-xamam wa allama Aadama al-asmaa kullahaa wax taggeewu ko foofu jaamu yàlla taggeewu ko waaye xam-xam bi mu doon bi ko yàlla xamal te xamul ko malaaka yi moo taxoon malaaka yi sujjutal kon ñi fi doon wax sànq ba léegi alhamdulilah ay borom yi xam-xam ne doon wax actualité yi nga xamante ni moom moo am ci réew mi ñi di ko jaarale pour ñi xam fi ñu war a teg seen tànk ak ñi war a xam ki ñu war a tànn pour teg ko ci denc ndaw réew mi nga xamante ni liñ bëgg ci suñu réew mi dinañu ko defal ñaari tànk yëpp nag man dinaa ko taxaw pour wax dinaa taxaw tànk diine bu jotee waaye dinaa taxaw tànk yi bu suñu li nga xam ne moo ñu boole muy àdduna te politique bokk ci suñ benn mag kilifa daf daan wax ne ñu bëri dañuy wax ne bu gisee nit wala ku bokk ci kër diine wala ku yàlla may daraja rek dañ naan am dugg ci politique ndax politique dafa salte indi ci ay wax yu ñaaw kooku tontu ko nekk ko ñi baax buñ politique saay-saay si ñëw politique amee leen te buñ leen amee dinañ leen amee amin boo xam ne du leen leen neex te da ngeen ci jëlee du leen naqari tamit du ngeen ci mën daal balaa jaar ñi xam te bëgg réew mi jëm kanam nañ sol seeni daal dox li nga xamante ni moom mooy jàmmi réew mi dox li nga xamante ni mooy jëmale réew ci kanam bu ko defee ñoom buñ ko defee buñ amee réew mi boobaa yaakaar naa ne ma sàmba ak ma dere kenn du ci jooy baykat bi du jooy nappkat bi du jooy chômage bi dina leen ci réew Sénégal te loolu lu yomb la ndax boo seetee ñi nga xam ne ñoom ñooy laaj réew mi xoolal rek kenn ku nekk rek kay laaj comme ko ak ci li nga xam ne mu ngi ci yëngatu ci wàllu boppam bu laajee ngeen war a xam ndax ci bu ngeen ko joxee réew mi wala bu ngeen ko joxee li muy laaj ci gox ba ndax dina leen defal wala du leen defal kii tey dañ cee joxe exemple kii waral daje bi tey muy honorable Sadio mi nga xamante ni seede ngeen léegi seen kàddu ci mbaaxam ci taxawaayam ci dimbalante ak yéen te dëgg-dëgg loolu la ñuy falee ndax yoon ci yàlla Yuusufa boo jàngee histoire Yuusufa ci lislaam ni ko alquran nettalee moom lépp lu ñuy wax économique ci lislaam yoonu ci yàlla Yuusufa moo ko jëkk pratique moom te ba mu àggee ci laaj nag pour politique daf koo laaj daf ne inni xafizun alim def na man xam naa jàng naa dénk leen ma réew nag wala ko koy wax léegi cër kenn du ko laaj waaye am na fi muy toll foog nga laaj ndax boo ko laajul ñeneen ñoo ñëw laaj ko amuñ xam-xam bi amuñ compétence bi mënuñ ba pare tële bu
bu ko defee bu ngeen leen seetaanee ngeen toog seen néeg yi na jaru ko wala mbiru politique jarul may yëngatu wala jarul may dem di voté gis ngeen carte d'identité yi ngeen amee nii li ngeen bëgg a changé ci Sénégal foofu ngeen koy changé képp ko ci amee carte toog fam toog naan du ma politique wala du ma dem voté ji mooy ne yow buy réew mi yàqoo wala bu sa kër tamit naqadee yow du gaa sax toogal fa nga toog rek te jàpp ci yàlla ni nga ko jàppee jàpp na ne at bi yàlla bay sa tool. sama kilifa ñun maam As Thiam lañ koy wax El Hadj Abdoulaye Thiam di nuyu honorable Cheikh Sadibou Ba incha allah rabbi nañu ko tàmbalee victoire am na ba pare ndax Baye def na fi xatma boo xam ne macha allah ñëpp dégg nañ ko dugg na ci xol yi te ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangu ko ndax incha allah yow soo nekkee député nekk ko député Nioro député Sénégal yépp nga kilifa yëpp maa ngi leen di nuyu suñu jigéen ñi di wax rek ne dama yëkkati kàddu rek pour wax ci wàllu politique assemblée nationale nag di ko séddale ñu am lu ñu fa yaakaar lool di wax nag ñun waa opposition dafa war a leer ci bopp nit ñi Macky Sall il nañu déception bu mag depuis 2012 yaakaar bi ñu amoon ci moom mu yoonu yokkute moom yoonu ndóol la indi te dana ko firnde du ma xóotal trop ci wàllu industrialisation maa ngi ci këru Saloum agriculture rek lay wax wàllu mbéy béykat yi sonn Sénégal boo xam ne kenn mënu ko natable jiw amul engrais amul financement amul considération amul moom bañ koy fal en 2012 amoon yaakaar lool ne li fi Abdoulaye Wade doon def ak Abdou Diouf ca gannaaw dana ko soppi ñëpp ànd ak moom xeex pour jëlee fi loolu teg ko fi moom daf ñu indi déception Macky Sall dafa échoué sur le plan de l'industrie waaye échec bi gën a métti ci xolu ñëpp surtout ñun doomu Saloum mooy échec ci wàllu agriculture soo jëlee lu toll ni 5500 milliards nga téye ko ci xaalis ne béykat bi yëpp agriculture yëpp sama budget bi ma leen di jox mooy 70 milliards nga xam ne kooku yàpp na béykat yi fontoon na Sénégal dëgg la nag Sénégal am na pétrole am na gaz incha allah ci weer yi ñëw daan na ball yàlla na baaxteel waaye nag Sénégal dafa nekk dëkku mbéy dafa war a rester dëkku mbéy parce que da nga war a béy li ngay dund ci transformer ko defar sa économie ak li ngay fajoo loolu gouvernement Macky Sall échoué na ci ñu yaakaar nag ne incha allah 31 juillet bi ñëwee askan bi daañu ubbi seen bët gis ba teg fi une majorité confortable pour que opposition d'abord imposer une cohabitation pour que en 2024 incha allah moom dem na ba pare ndax dem rek moo ko wax amul sax choix maa ngi dégg nit ñi naan dañuy seet ndax dafay léegi dafay lële mënul nekk président Macky Sall jeexal na incha allah en 2024 dafay dem ñu ñaan fi nag teg fi une majorité confortable boo xam ne daf fi nekkal askan bi ma wax tuuti rek ci li Sénégal yi duñu wax président Macky Sall biñ ko falee 2012 ba 2022 fukki at yi teg nañ ci loxoom na ma askan bi déglu teg nañ ci loxoom bi 40 000 milliards mooy ñeent fukki junne milliards lañ teg ci loxoom en 10 ans pour mu piloter tey jii la moom ñooy wax ne mbéy mi am na jafe-jafe njàng mi am na jafe-jafe santé am na jafe-jafe waaw ma ne ko comme mu ngi wax loolu yëpp kay lu mu fiy defati lu mu fiy tegati nañu góorgóorlu ba incha allah le 31 juillet ñun opposition bi ñu dem assemblée nationale pour redresser notre pays parce que suñu dëkk dañ ko war a jubbanti dañ ko war a jubbanti ci wàllu agriculture dañ ko war a jubbanti ci wàllu koom dañ ko war a jubbanti ci wàllu nekkin wàllu santé wàllu habitat maa ngi jógee Sokone ñëw Médina Sabakh su fekkoon ne dëkk buy respecté boppam la 30 minutes la yoon bi waaye gis ngeen yoon bi ni mel jafe-jafe la dafa mel ni fii bokkul ci Sénégal loolu nag li koy faj mooy ñu teg fi ñoo xam ne duñ jutal benn nit la coalition buntu bi gëmul ay individualité jël benn nit rek ne yow dong yow kot yaay xalaat yaay def loolu dafa xewi ci àddina nañ former une équipe citoyenne
une équipe de compétence di waxtaan ensemble di jokkante xalaat duñu xeeb kenn yëkkati ñëpp pour ñu defar suñu réew. dina daaneel foofu di wax rek ne chantier yi ñu ubbi ci coalition bi yaatu na lool parce que nañu ko waxee ci mbéy mi la nekkee ci napp gi nekkee ci wàllu élevage la nekkee aussi ci wàllu industrialisation suñu administration tey Sénégal képp ku am kayitu juddu di ko seet di ko ut da ngay am ay jafe-jafe dul jeex kajisel naka noonu suñu digganteeg bitim réew ñun ñu ngi toppatoo dañuy toppandoo tubaab bi bokkuñ ak ñoom modèle bokkuñ ak ñoom diine pour la plupart bokkuñ ak ñoom culture jot na nag en matière de gouvernance dafa jot en matière de gouvernance qu'on ait un modèle sénégalais ñu xam ne dañu am dëgg la foog ñu jëflante ak yeneen réew yi waaye nag li ci am solo dëgg mooy ñu garder suñu dignité garder suñu valeur ndax li ñu gis Europe gis ko Asie duñu royukaay pour ñun suñu bopp ak suñu doom ak suñuy sët war nañ leen teg ci diine teg leen ci cosaan teg leen ci solidarité loolu mooy le modèle sénégalais boo xam ne waruñ ko ñàkk di leen remercier di leen wax ne li mu wane woon de ci élection locale yi Cheikh Sadibou wane na détermination wane na engagement wane na surtout l'amour du pays ma ne bu ñu juum ci tànn bi il faudrait qu'il soit le député qui va représenter et prendre en charge, j'allais dire, les préoccupations des populations du département de Doutiem. Waruñoo juum nag ndaxte suñu defee erreur ba joxaat Macky Sall plus de 70 députés loolu mooy kat teel kat lu neex defal il faudrait aussi foofu lay daaneel le bu ngeen may ma ne le 31 juillet incha allah dafa wax nekk un référendum fort pour enlever le président Macky Sall ici. Que l'opposition gagne la majorité à l'Assemblée nationale, qu'on prépare la bonne transition pour qu'en 2024, bleu bi ngeen di gis ne mooy suñu couleur nga xam ne bleu travail la bleu com bleu sellal bleu natange nekk fii ndax mu gën ñëpp li ñu mën a wax mooy Cheikh Sadibou il devait être en haut sur la liste nationale proportionnelle loolu moo nekkoon sama yéene loolu laa bëggoon dëgg la nag suñu système électoral dafa compliqué ba nga xam ne avec le parrainage amuñu woon jot man sama bopp def le regard nécessaire Médina Sabakh nag c'est la culture c'est la clé c'est le RIP en fait en réalité c'est un symbole et sur le plan électoral soo xoolee les chiffres que nous avons mais Médina Sabakh a la plus forte densité te nag nokk ci rek ne moom ci boppam c'est un leader émérite il a une expérience internationale nekkoon jàngalekat yàlla def mu am handicap boo xam ne wàññiwul deram su ko neexoon mu def leneen su ko neexoon moom mu toog ñu def ko jël ko en charge Nations Unies les organisations internationales mais waxul loolu daf ne man je vais mouiller le maillot pour transformer les conditions de vie de mes compatriotes loolu nag bokk na ci li nga tax moom ñu jiital ko pour mu nekk notre leader référence pour tous les Sénégalais et d'ailleurs pour tous les parlements africains ndax nag les personnes qui vivent avec un handicap mu nekk ci laago wala ci bët wala ci leneen mais dañoo bokk ci yëf yi ñun dañoo gëm ce qu'on appelle le vivre mieux ensemble suñu sang bi suñu sëriñ mu ngi ci liste nationale maam El Hadj nekk Kër Madiabel moom duñ koy présenté mais présentation dafay des moom ak Serigne Mbaye Thiam ñoo bokk benn baay Serigne Mbaye Thiam ku ko xam-xam ne c'est le pilier du parti socialiste mais moom il est avec nous depuis très longtemps parce que à lui tout seul man li ma gën a doon mooy mu nekk daanaka tête de liste ci kaw waaye nag ñun dañ ne buntu bi ñëpp lañ ñemale ki nekk ci kaw ki nekk ci digg bi ak ki nekk ci suuf yëpp benn la parce que Sénégal moo ñu tax a jóg parce que nag état dafa yaatu y a l'Assemblée nationale y a les autres conseils y a le gouvernement li ñu bëgg mooy que l'opposition gagne la majorité à l'Assemblée nationale le 31 juillet ñu doxal ci li ñuy wax nii ndax les 5 piliers du Sénégal entrepreneur ñu mën ko doxal mu nekk njëriñ ci ñëpp. Ali Mané nuyu leen ma ko maa ngi koy ziar sama leader politique du département abon na récépissé mu jaax ci suñu xarit ñu abal ko récépissé pour mu dem élection waaye man xàmmeewuma kanamam su ma gisoon tey mën naa waat ne du ma ko xàmmee ndax ma mosuma ko gis Union citoyenne buntu bi comme la coalition buntu bi est dans l'opposition citoyenne une opposition responsable la ñu affirmé depuis tout le temps dëgg la nag bi ñu amee jafe-jafe ak Abdoulaye Wade en 2012 ñëpp ànd nañ jàppale président Macky Sall pour mu dindi fi loolu gunge nañ ko dëgg la président recevoir na ma déedéet du wax ji de ànd naag moom déjà def mission Marrakech yàgg na ci at ci gannaaw sur les Nations Unies récemment bi buntu bi amee ay résultats oo na ma présidence ne ma dama bëgg ñu ànd liggéey man dewuma APR gëmuma APR gëmuma Benno Bokk Yaakaar ma ne ko mën nañu ànd liggéey de mais il faudrait que ñu doxal suñu programme ñun muy le Sénégal entrepreneur et solidaire ñu joyanti
ma ne ko président dénk nañ la 40 000 milliards de francs tey yaa ngi naan santé bi am na problème éducation am na problème lépp am nañ problème donc li ma gëm man mooy engagement yi ñu jëloon ci assise nationale engagement yi ñu jëloon ci yoonu yokkute ñu doxal ko pour li ko dese c'est matu sax 100 semaines ñu yeggali ko en 2024 que l'opposition arrive au pouvoir. Attention, je parle d'une opposition citoyenne, opposition responsable, opposition patriote, une opposition boo xam ne jiitalul nit de équipe lay jël au service du Sénégal. Donc loolu di wax ne suñu nekk opposition dafa leer depuis très longtemps man mi taw Benno Siggil Sénégal j'étais candidat à la mairie de Sokone en 2009 yàlla may ma ay conseillers. J'étais candidat en 2014 am naa fa ay conseillers. En 2017 Union Citoyenne Buntu bi est allé en face de Benno Bokk Yaakaar yàlla may ñu benn député waa Saloum la 2021 ñu dem élection locale yàlla may ñu 15 communes 4 départements dans l'opposition tey ñu affirmer ne nous sommes dans l'opposition nous le confirmons mais loolu kay su doy kenn dara du la doyee ci léegi nag waxu kesew si waxu loolu moom waxu politique la alimane na lijjanti paos coton boobu ak problème parti socialiste te bàyyi ñi jàmbur ñun tooñuñ ko xamuñ wax ju ñaaw wax ju sal lañ xam ñu ngi koy ñaanal jàmm waaye nag incha allah dina am une défaite cinglante dans le Nioro maa ngi ko promettre yàlla danañu may ndam parce que politique du wax ju ñaaw politique du sos politique du wax du dul dëgg politique mun nga ko def aussi ak diine ragal sa ëllëg te loolu dafa am solo maa ngi leen gërëm di leen sant